donc ñu commencé ko ci l'observateur ci xëtnam bu njëkk mu ñëwaat ci li nga xam ne moom moo xew jamono yi nii Sénégal lëmbe réew mi mbiru Petro-Tim Aliou Sall Franck Timis Aliou Sall de démb waat na waaw teg kaamil waat na liñ koy jiiñ dara amu si ñoom nag nee nañ comédie la maanaam daal lu mel nii waaw xeetu film la daal boo xam ne dañ ko teg Aliou Sall nekk acteur principal bi donc ñoom daal loolu lañ wax mu nag am ñoo xam ne ku ci mel ni Serigne Mom Mbaye docteur Momar Thiam ak Iran Ndaw Oustaz ku ci nekk daal am na loo ci wax donc mi ngi ci xëtu yéenekaay bu l'Observateur ki nga xam ne tamit moom mooy coupe d'Afrique bi Salif Sané xam nga dafa xawoon gaañu jamono mais boo moytul dina toog 2 à 3 semaines yoo xam ne waaw du ko joué donc kon moom dafa mel ni compétition bi pratiquement pare na si ki nga xam ne moom mooy Krépin Diatta nag moom wax na ci dundam donc ki nga xam ne moom mooy l'Observateur tàllal na ko micro moom nee na moom barman la woon maanaam da doon nekk di liggéey di jaay ak yu demee nag pour wala ne àdduna yàlla moom daal waaw du xam fu mu lay feeñe donc Crépin waxtaan na si lu bëri ci dund bi nga xam ne nekk na si nekkoon barman ak yooyu ñu ñëw ci ki nga xam ne également moom mooy Valérie Bishop xam nga ko mooy jabaru El Hadj Diouf mooy jabaru El Hadj Diouf voilà donc moom daal mi ngi wax waa l'Observateur moom nan lay dundee ak El Hadj Diouf donc ba ñuy tase 2002 yooyu daal nii mbir mi demee ba tey ji daal wax na si lu yaatoo te mu nekk loo xam ne daanaka bëriwul nag boo xoolee nii ci page 7 Maria Dominga Diédhiou donc waxtaan na si bu baax moom ku nekk lay wax loo waaw wax moom nag wax loo na ko kii moom et puis ay question yu garaaw il est terrible donc waaye dem na ba ci El Hadj bi ñuy wax ne amatul xaalis dafa ruiné wax na si affaire yu garaaw donc waaw mais bon façon xam nga mi ngi noonu waaw en tout cas daal wax na si mu am leneen loo xam ne nag xew na li ma remarqué tamit mooy Valérie Bishop dafa ne kirtim El Hadj Diouf moom rek moo ko mënal dara def ko dewul kirtim du xanaa xamoon ni ku nekk am nga sa malaaka ko daje ak moom rek waaw donc mu am leneen lu xew nag insolite fi nga xam ne fii ci Ndakaaru waa ji daal daa takk soxna bëggoon si mari ngàññam bëggoon jot boppam ndaw sa bañ xam nga lu mu génne parce que xam nga lu mu génne pistolet waaw léegi nag teel fu mu ko téelee maa du si moom kañ doy na waar moom daf kaa ragal la waaw da koo tiire déedéet da koo tiire waaw léegi ay kër boo paaraam la fekk tiire leen de ci kër boo maa gaañul kenn gaañ na leen kay bon tiire dëggantaan tiire génne pistolet tiire teel mbim moom daal la def donc L'Obs moom tey ci loolu la xëy mu mel ni L'Obs tey nag nekk na journal boo xam ne riche na trop. Le Soleil moom ñëw na Macky Sall commencé na di def ay changements fa li nga xam ne moom mooy présidence de la République waaye structuré waat fi nga xam ne moom mooy APR donc ki nga xam ne moom mooy frère am bi nag Aliou Sall mu mel ni coow pétrole bi yóbbaale na ko diigal na ko donc démissionné na fa la nga xam ne moom mooy CDC. vraiment pour mettre à l'aise tout le monde. mettre à l'aise voilà donc mooy mais bon pourvu que léegi nag bu jeexee bu démissionné dinañ avancer donc ñu mën a nekk ci perpétuer le commencement. absolument démissionné na gars yi di laajaat leen après loolu ñuy defaat leen ainsi de suite. donc on passe à autre chose et puis vraiment ñi jéem a xool dëkk bi ni ñuy doxalee ki nga xam ne moom mooy Salif Sané fi mu nekk nii lu toll ci 2 semaines du ñëw donc du coup. loolu dafa nekk li nga xam ne am na ci ay jafe-jafe lu toll ci 2 à 3 semaines yoo xam ne dafay nekk loo xam ne daal moom du ci ñëw donc déjà loolu aussi dafa nekk loo xam ne nañ ci bàyyi xel bu baax nan la ko sonal donc Soleil daal tey ci loolu la ñëw donc waxtaan na si ci ay points yu bëri yoo xam ne taxaw na si. Les Échos. waaw Les Échos moom ñëw na Aliou Sall def na village yu 180 degrés xam nga moom dafa ne woon ne du démissionné xelam xalaatu ko sax. donc fi mu nekk nii nag démissionné na non seulement ba peut-être commencé di victimiser wu donc loolu la kii wax Les Échos moo ko wax quoi donc fii ak il y a 2 semaines ci gannaaw dafa waatoon ne du démissionné tey nag mu démissionné ba peut-être victimiser wu donc ñi nga xam ne mooy aar li ñu bokk ñoom nee nañ daal wax dëgg neex yàlla coupable yi nañ wut ay avocat donc seen wax la Fatou Thiam moom nee na mi ngi félicité li nga xam ne moom mooy démission bi et puis ñuy jéem a xool li nga xam ne loi de finances rectificative bu 2019 bi Les Échos nee na chiffres yi nga xam ne daal dañ ko gis nii doy na waar de budget national bi daal wàññeeku na lu toll ci 83 milliards waaw kon déjà loolu nekk nag ci recette fiscale yi tamit wàññeekuwaat na lu toll ci 100 milliards
donc yooyu yëpp nekk li nga xam ne daal ay mbir yu garaaw a garaaw moom moo ci taxaw xam nga Ndeye Marième Badiane ak Thérèse Diouf Faye. oui bien sûr Cogère ak les voilà femmes de l'APR. changé nañ leen donc indi nañ ñeneen ñu bees donc ki nga xam ne moom parce que je pense que dañu atteindre limite d'âge bi. limite d'âge bi effectivement donc fële aussi palais palais ki nga xam ne mooy El Hadj Kassé ba ñu ko fa jëlee Ndeye Tické Ndiaye Diop moom it dafay jóge ci li nga xam ne moom mooy porte-parole du gouvernement bi. maanaam dootu téye ci seen kàddu. Laas indi fii Alioune Sall mu nekk photo boo xam ne daa sëngéem photo bi daa sëngéem daal Alioune Sall waat ci aw xuraan teg ci aw xuraanul karim waat daal ci li nga xam ne ñu ngi ko koy ji nee na amul démissionné na également fa nga xam ne moom mooy CDC donc déjà loolee. caisse de dépôt et de consignation caisse de dépôt et voilà et consignation donc mi ngi noonu nekk na li nga xam ne daf siy taxaw mu am leneen loo xam ne aussi dafa am lu garaaw loo xam ne xewoon na fi daa am benn booy boo xam ne damaa jàpp ne yembul. booy bi daa fekk kaamilu alxuraan jël ko ibbi ko taxaw si. dafa fekk kaamilu alxuraan. waaw gis naa booy boobu. mu def lu doy waar loo xam ne lu yéeme la donc mu nekk loo xam ne daal kéemtaan la donc affaire bi daal doy na waar fi li nga xam ne moom mooy Almadi xam nga am na benn booy naar bu fi raween ay pël. waaw 1 milliard lañ ko laaj. ay contrainte par corps xam nga day am. man de samay game bi génn ko. 1 milliard caaxaan génne aussi waaw donc kon déjà loolu kii ñu wane également ci laas ki nga xam ne moom mooy Abdoul Mbaye moom daal ba léegi nee na ay kàcc daal ñoo fi nekk waaw moom moo ko wax nag. donc man kay xaw ma ci lu bëri moom daal moo ko wax moom ay kàcc gi xaw ma. le témoin quotidien lan moo xam moom moo ko témoin quotidien moom ñëw na Alioune Sall fi mu nekk nii corruption dañ ko accuser corruption acculé ko fu ne mu dem ba ci biir daal mu ne naa bàyyi rek donc bàyyi na jël na kees bi. delloowaat na ko ki nga xam ne moom moo ko dénkoon donc déjà loolu nekk na li nga xam ne moo gën a fës ci mbir mi donc ci biir loolu nag ñi nga xam ne waa Guédiawaye démb bu am benn fee bu garaaw àll bu amoon démb ci mairie bi mu ñëwee xam nga dafa mairie bi normalement ci kii bi Alioune Sall ci mairie bi la waroon def li nga xam ne moom moo nekkoon conférence yi mais dafa am ay boy APR yi ñoo taxaw foofu nee nañ ko doo démissionné waaw coow andi fa mbiiloo mbaloo xëccoo bu doy waar daal nekk si ba nga xam ne daf siy ñëw taxaw kon déjà loolee nekk na loo xam ne daal wax dëgg neex yàlla daf siy feeñ donc tey le témoin ñoom ci loolu la génn affaire yu faux billets yu faux médicaments yu Thiès itam avocat général bi daal nee na problème mu Bara Sall nañ ko jëlee ci juróom-ñaari at yi ñu leen tëjoon ñu indi ko ci ñeenti at. waaw loolu daal enquête ko dañee ci lu mu xëy nee na Alioune Sall daal fi mu nekk nii tegaat na affaire yëpp teg na ko ci yoon acculé nañ ko poussé nañ ko démissionné na léegi nag mi ngi ñëw moom ci boppam di régler ay problème mu boppam Macky Sall également nee na moom ci boppam daal création bi nga xam ne mooy championnat régionaux nationaux yi nañ ko taxaw ki nga xam ne nag moom mooy saaga yi nga xam ne ñu ngi koy wër di ko saaga moom dugal ko ci internet bi gi demee noonu wala di ko wax ci ay kilifa yoo xam ne daal ay wax yu tegginawul la ministre garde des Sceaux bi nee na na parquet bi jël ay responsable et puis tu sais affaire loi bi dañ ko voté yii waxte dañ ko yàpp 3 ans oui waaw kenn amatul droit génne vie privée wu jàmbur si réseaux sociaux yi te kenn du saaga aussi légèrement nit si réseau social wala dara bon dana war de dañ def nànk de kon de booy nekk ci page yi di saaga nit ñi di kii non diffamation moo yomb léegi moo tax moytu leen moo tax ngeen di wax garde des Sceaux nag nee na garde des Sceaux nee na fi mu nekk nii daal saisir na parquet bi pour parquet bi ci boppam jël ay responsabilités am par rapport ak loolu leneen li nga xam ne également feeñ na ci manifestation bu àjjuma bi xam nga àll li ñu bokk dañoo bëggoon manifester waat dëgg la préfet baa ngi koy gëstu de di ko xool de bii pas xoola dañu manifester régler nettoyer fi ñu doon manifester na leen joxaat rek oui àll dëkk bi nit ñi amuñu jot boobu man keroog ñun maa ngi bëgg a jaar ci centenaire bi pour dem doxi samay soxla ñu bloqué ma jaar corniche no waaw ma attends comme si man bokkuma ci peuple ça yow da nga doy waar de Sud Quotidien moom nee na Aliou Sall daal pétrole ba gazé na ko de waaw gazé nañ ko de dañ ko dóor ay gaz moom ba mu mànd mu génn ci pétrole ak lu ma def de démissionner mettre à l'aise le président pour que vraiment justice def liggéeyam oui mais est-ce que loolu dina faj problème bi loolu mooy wax nañu rafet ñott rek démissionné na après démission bi nañu rafet ñott est-ce que duñu imposer waat leneen donc tout le temps ñu nekk di xëccu benn affaire voilà yàlla baax na waaw donc déjà loolu dafa nekk loo xam ne daf ci fës carrément donc fële ci CAN Égypte ñi nga xam ne ñoom ñooy Lions xam nga ñi ngi waajal seen match bu am solo boo xam ne ñu ngi koy def ak Fennec yu Algérie oui waaw donc déjà loolu tey Sadio Mané commencé na menacer de
nee na daal moom yaakaar na ne dina débloquer contre biom contre Algérie daal am na yaakaar ne daal dina dugal quoi. booy Crépin sama booy bi Crépin. mooy booy bi dafa garaaw de. booy bi crack la. Ndeye Fatou Ndoye a fait une très belle émission sur moom de. mais je te dis sur TFM. et puis man li ma gën a neex ci booy bi sax bon ak ñeneen ñëpp sax mais bloc opératoire bi nga xam ne defaraat na ko. nit ñi feebar mu ñëw fexe ba ñooñu ñu leen di opérer ak yu demee na ci yu mucc ayib donc loolu rek dama yaakaar ne nekk na loo xam ne luy baax lay doon Mbaye Niang wax dëgg yàlla ku baax la nag ku xarañ la mais sortie bi mu def bii passé moom vraiment sortie raté la woon quoi donc suite moom moo ci ñëwaat Salif Sané. comme on dit il y a des jours sans. Il y a des jours sans donc jour boobu vraiment c'était vraiment un jour c'était sans. pas son jour voilà mais donc amu ci woon lim ci bëgg. il en est conscient. ouais day ñëwaat. ah. Vox Populi. nee na Aliou Sall teg na loxoom ci kaamil waat ne liñ koy jënd dara amu ci. nee na musul laal xaalisu timis moom amul pourcentage amul benn action ci benn société pétrolière bu nekk fii ci Sénégal wala ci monde bi moom loolu la wax donc déjà nee na nag. campagne la boo xam ne gars yi dañ koo tabax pour mun koo indil jafe-jafe digganteem moom ak nit ñi donc mu indi ay ñëñë léegi nag ci biir loolu moom nee na moom ci boppam mooy dindi tuuma bi ñu ko defal te moom pare na pour def ko d'ailleurs moo tax mu démissionné te nee na demain fera jour nee na incha allah rabi avenir dinañu juger donc loolu mu nekk loo xam ne. waaw waxaat na si donc Sadio Mané nee na daal ñoom pare nañ pour gagner. donc déjà loolu taxaw na fi mu nekk ni biir APR Macky génneeti na jaasi bi de ka nga xam ne mooy Ndeye Marième Badiane ak Thérèse Faye de coupe tëdd nañ leen de. jóge nañ mais dañu attendre limite bi nag il faut ñu changer. waaw bu dee loolu la daal. normalement xam nga ki yore COJER. dafa war a yore au moins benn poste de responsabilité au niveau de l'État parce que noonu lay demee en fait. parce que directeur général de la case des tout-petits c'est parce que dafa nekk président du COJER moo tax ñu nommé ko. voilà léegi nag su fa jógee mais je sais pas comment naka lay. léegi bu fa jógee on va rendre nomination. gars yi dañuy changer am na keneen kuy ñëw xam naa du yàq rek. absolument Walf Quotidien. Walf moom ñëw na nee na Aliou Sall daal génnam da koo togg ba mu ñor de tabax na ko de. tabax na ko ba mu ñor xoj. waaw mu jugal si léegi nag partisan am yi nga xam ne ñoo ànd ak Aliou Sall ñoom daal nee nañ mbiri complot la. waaw ku nekk daal da ngay communiquer. waaw ku nekk waaw complot dina def liggéeyam rek. waaw donc léegi nag nee nañ Macky tamit jël na terrain bi. jox ko opposition bi mais ndax du ndëgg sërëx. xalaatuma ko. dañu rafet ñort affaire yu politicien la. affaire yu politicien la donc kon déjà loolu dafa nekk li nga xam ne daf si taxaw. drogue bi yamba gi ci am ci école bi. yow kii Daouda yamba gi. xam naa fi ngay fële. yamba gi booy tux bi. bàyyi ki nga. tux yamba kii kan tux yamba bi nga xam ne am na ci école bi. daal Sud Quotidien def na ci waxtaan bu yaatu ci page 5 am. Walf donc kon gars yi nañ ko xoolaat bu baax a baax. mais douane bi tamit mi ngi def liggéey boo xarañ. oui fu ñu gars yi fëlee ñu jàpp fa leen. oui. géej baak tali baak transport baak avion yëpp dañu leen di képp. mais comme li ma la wax rek xam nga nit moom boo jubul moom. dafay kii gis nga Cheikh mi ngi woon photo Crépin sama boy bi. absolument donc man moom laa faral d'ailleurs sax dinaa man maa ngi wax sax moom na ma may mayoom boo xam ne maillot dédicace la bu Crépin jaata quoi. absolument il a une belle femme en plus. il est heureux avec cette femme. Oui, tu sais, c'est un homme généreux, un bon professionnel et un excellent joueur. Et vraiment, nous sommes tous derrière vous, les Lions. Oui. Foofu la débat bi nekk du feneen. Non. record. Salif Sané xam nga wax naa la dafa gaañu. gars yi ngi wax kan moo koy remplacer. dafa gaañu mais dafa am blessure. yow doo bokk ju rafet yow. mu ne dafa gaañu dafa mel dafa kii génn àdduna. waaw da nga naan dafa am blessure. xaaral Daouda. waaw précis. Daouda attema ak àll. footballeur bu gaañu. ak ku génn àdduna du benn man waxuma fi waxu génn àdduna. waaw léegi wuy ma. waay sa waay xaaral xoolal complété wax ba rek. muy lan dafa gaañu dafa am blessure. sa waay loolu tubaab la gaañu olof la. léegi dafa am blessure. blessure tubaab la man làkkuma tubaab. wuy ma maanaam daal. xanaa nekk na sama copain. ok mais dafa may jàll. waaw sama copain. waaw ok kon am na blessure. voilà donc léegi nag gaañu bi mu gaañu ci tànk. moo waral léegi ñuy poser question di laaj kan moo koy remplacer ci axe bi. absolument ndax Cheikhou Kouyaté la wala Pa Abdou. du Cheikhou Kouyaté mooy capitaine waaw justement donc léegi nag ñoom ñaar dañuy xool kan moo koy remplacer ci kii bi ci milieu terrain bi. mais par contre avis technicien bi Badara Sarr nee na Salif Sané mun na commencer di entraîner waat à partir de mercredi prochain. loolu baax na. waaw kon déjà loolu dafa nekk loo xam ne bonne nouvelle la donc Sadio Mané mi ngi wax nan la ñuy def pour mun a gagner ki nga xam ne moom mooy Algérie. ok waaw donc déjà loolu dafa nekk loo xam ne daf si taxaw sama boy bi Reug Reug ñëwaat na de.
ñëwaat na de. Reug daal nañ ko bàyyi xel. mi ngi nii de booy bii daal buñ ko daw. kenn mësu ko daan. buñ ko daw nag. kenn mësu ko daan. macha allah waaye non seulement nee nañ ci wàllu mystique. su genre xeetu sorcier yooyu jinne gaa kamfóori kan yooyu. bàyyi sa bët yi ngay xulli. waxuma ko kii bàyyi ma xool di xulli sa bët. record moo ko wax. waaw xoolal feneen. waaye dafa yow laay xool record moo ko wax. donc déjà loolu dafa nekk ba pare dafa am rigueur ak constance ci ay entraînement am mu am benn encadrement bu discret mais bu efficace. yaa ngi dégg am on sait que il a l'étoffe d'un grand champion. voilà c'est quelqu'un boo xam ne daal. bu ko nee nii yàlla mën na ko dimbale ba mu am li nga xam ne def si. nekk roi des arènes léegi roi des arènes bi Bombardier puisque mi ngi nekk hors course kañ. ku nekk mën nga nekk roi des arènes parce que petit gabarit rek ñoo fi nekk léegi. Bombardier nu mu nekk hors course. mooy roi des arènes bi léegi di wala. kan moo ko joxaat chance. kan moo ko joxaat chance. kan moo koy jox chance pour bëre ak moom. non fi mu nekk nii laa kan mooy roi des arènes. xanaa am seen. ama day am na combat ak kii de. waaw mais dama ne petit gabarit yi léegi ñoo fi nekk. ñoo fi nekk. Reug am na chance am. waaw am na chance stade ñëw na ci ñu wane Sadio Mané muy tël bal teg ko ci genou bi donc mu mel ni daal ñëw na contre Algérie léegi nag ñi ngi xool soit Baldé wala Ismaïla Sarr kan mooy toog Sadio Mané dugg. ok waaw donc kon déjà loolu nekk na li nga xam ne Sadio Mané daal la dugg rek lu muy formule beeg suñu yoon neew si. waaw léegi nag leneen li gën a garaaw mooy sa booy bi brésilien bi booy tappalekat bi. non booyu Cheikh Faye. booy Cheikh Faye la kon ñooyam Cheikh Faye gis nga. maa gisoon seen coiffure bi sax lañu bokk. Cheikh Faye booy yooyu rek lay faral xamoon naa ne booy boobu lay faral. te copain Daouda la. non Daouda dugg loolu. Daouda def loolu Daouda copain ñoom Sadio Mané la ñoom booy Crépin guerrier yooyu. non góoru kat yi. kat yi ba di. kat yi ñaay xanaa. non kat yi kay beneen booy bu dam foo beneen booy bu dëng bi lay àndal Neymar daal tappalekat bi fi mu nekk nii juróomi raison yi nga xam ne war naa tax PSG dàq ko stade ñëw nañ. déedéet kay wax na lépp parce que booy bi da ngay waar. moom daal fi mu ne nii nag xam naa ne ñu ngi ci tànk dàq ko moom. ëpp la waaw dañ ci ñu ngi ci bàyyi le sport national sénégalais sunu lamb. waaw donc nag Zallo daal fi mu ne nii teg na pression la dëggeel dëre. Zallo ne teg na pression kii de teg na ko la dëggeel dëre. yàlla na ma yàlla baal waaye Zallo tamit. dafa ko tegee pression. nee na ko booy bi mënul téye boppam. am loolu. maanaam day mamm day rabe. léegi Zallo lan la dafa bëgg bëri Lac de Guiers 2. Zallo nu muy bëri tey Lac de Guiers 2. Boy Niang la déggee kan lay bëjal. kii Boy Niang. kan la Zallo faral. d'accord léegi laay soog a comprendre. waaw mi ngi noonu nag léegi nag nee na Boy Niang fi mu nekk nii dina def tout ba trouver ay failles pour mun a attaquer Lac de Guiers 2. ku daan Yékini. waaw mais Yékini boobu faana mi damm. d'accord Yékini boobu faana mi. non Yékini moom kenn xeeb sa morom. waaw non Yékini moom faana mi dafa dammoon moom nañ booy wax ci ñi nga xam ne dañ nekk. demal si moom. demal ci kan. dama bëri moom saa man micro bi laa moom. waaye yow gisoo ni mu ndawee man daaw da sa boo xee léegi ma yëkkati micro bi saa yi man gars man bu ma defee course bu ma yéegee escalier yi sax mooy sonn gars yi. balaa ñu lay toroxal. man saa yi man bu dee man ak man rek wax yow. non c'est yëg ni yàlla am jàmm. la dëgg yàlla am jàmm ñoom ñëpp yàlla am jàmm. combat bi dina neex trop. oui parce dafa que nekk vraiment y a beaucoup d'enjeux. waaw donc déjà loolu xam nga démb maa ngi lay wax ne la booy Sa Thiès ne woon na ne bu ko lamb boolee ak Reug Reug dinañ bëre. Reug Reug tey riposté na de. non Sa Thiès bu kan mooy rakku Balla Gaye waaw. kooku naka lañ koy xëy si am ay arme guerre naka la kooku torpille la. torpille que je te dis. waaw mooy tel lay def. waaw léegi nag démb dafa newoon ne bu Reug Reug pare bu ko lamb boolee ak Reug Reug dinañ bëre. Reug Reug tey nee na ko bu dee yow pare nga fii la buujoo. non Reug Reug oui Sa Thiès. oui donc bu fekkee ne pare na. lui dit que moom aussi Reug Reug tamit moom nee na noonu ne pare na xam nga Aliou Mané yaa ngi koy xam non. booy Pikine. waaw dégg nga day bëree ak benn booy bu tudd Sunjata. non waaw xaw ma kooku nag. tey nag lenn moo am le 6 juillet. maanaam Aliou Mané soit day gagné. Wassine Ba dem tool. ah oui. mais comment. c'est la dure loi du sport. c'est la dure loi du sport donc malheureusement loolu moo fi am. donc loolu daal moo nekk li nga xam ne moo fi gën a fës mu mel ni daal ci journaux yi tey mbiru Aliou Sall bi moo ci gën a fës. démission bi ak mbiru Lions yi. donc yooyu moom moo nekk li nga xam ne daf si taxaw waaye donc kii moom sama xarit la Xaadim Soxna nee na émission Allo Diaspora bi nañ ko indiwaat incha allah rabbi maa ngi nekk di wut heure. dama amagul heure rek donc waaye dama amagul Xaadim en fait dama amagul heure rek mais incha allah bu ñu ko amee émission Allo Diaspora bi xam nga sénégalais yi nekk extérieur. dañu soxla am seen émission. donc dafa am benn émission ma leen doon defal bu tuddoon Allo Diaspora. ñi ci doon gis seen bopp di ci doon woote di ci participer bu ñuy ñëwee Sénégal mu nekkoon privilège ñu ñëwoon ci émission bi
vraiment wax ñu nan la ñuy dundee bitim réew nan lañ fay nekkee et puis ku bëgg a dem bitim réew comme moom mi ngi nekk Australie ku bëgg a dem Australie nan ngay def ba am visa nan ngay def boo demee intégration et tout donc mu nekkoon émission yu neex a nekk day wax seen problème ak seen day wax seen position donc si la nekk ni incha allah rabi dinañ ci waxtaan ak ñi ci war a waxtaan pour vraiment ñu mun ci trouver solution incha allah rabi parce que fii rajo bi moom yéen nañ ci nekkal na la wóor ne que émission bi dina am parce que yéen ñi nekk si diaspora bi da ngeen soxla wéttal da ngeen soxla tamit ñu leen di wax yenn yoo xam ne information yoo xam ne dafa nekk seen dëkk dinañ ci taxaw loi yu bees yeeg voilà lépp loo xam ne daal voilà mën na leen concerner yéen en tant que citoyen incha allah rabi incha allah dinañ ci taxaw bu baax a baax donc loolu voilà moo nekkoon sama waa ji tey ci une kii bi presse bi donc yooyu daal lañ ci taxawoon daal kii bi nu mu tudd sax Alioune Sall émission bi de la caisse de dépôt et des consignations voilà donc mais toujours maire wu Guédiawaye la toujours non ça va nekk toujours président de l'association des maires du Sénégal waaw donc yooyu yëpp nekk actionnaire ci ay société privée voilà donc mu nekk noonu donc record ak journal sport yi aussi ñëw ci Lions yi di ñaan yàlla aussi li ñu sumb yàlla leen ci yàlla may ndam bu baax a baax amiin yaa rabbi ñun daal ñu ngi ci seen ginnaaw voilà indi leen fi ndam li indi leen fi Coupe d'Afrique des Nations parce que mën ngeen ko am ngeen potentiel bi capacité bi te surtout Aliou Cissé focus concentre-toi sur l'essentiel nous sommes tous derrière toi amul benn problème yenn saa dañu mer tuuti déborder wax yi mais vraiment gëm nañ la te yow la ñu war a gëm doxalal mbir mi voilà 10h06 jot na fii ci King FM 99.4 nekk leen ci jàmm